mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd bi ak ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom tegu ci juróom-benn waxtu bisimila leen ci xabaaru marax yi li ci gën a fës tey yemook fukki fan ak juróom ci weeru août di Assomption di bés bi nga xam ne sunu mbokk chrétien yi kon resu mag la seenum armonate tey ji nag yemoo ak tolluwaay mbas mi ci Sénégal ba tax jàng bi kon dañu ko tëj rap terewul ñoom nag nga xam ne ñooy chrétien yi màggal nañu fête bi seenu biir kër boole kook ay ñaan ngir rek jàmm sax ci réew mi loolu lépp daan ci andi ki leeral ci biir xabaar bu jàlla àndee ak ki nga xamante ne mooy Abdourahmane Ly ak Ndeye Nancy Diop Diouf mi doxantu woon ca fa ñuy jaayee kon yàpp mbaam yi ñoom nag ne lañ doon am ci koppar dafa wàññeeku bu baax mbas mi ci réew mi moo ko waral daan ci dikk itam du mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi. tàngaay bi ne faax ci réewum Sénégal ba tax kon jigéen yi daal di soppi seen doxalin rawatina ñu nekk ci capitale bu Sénégal di Ndakaaru ak létt yi nga xam ne kon moom la ñuy jëfandikoo waxtu wi kon nee nañu greffage yeeg perruque yeeg lépp la ñu jël dugal ko ci biir tiroir yi daal di létt nag ay létt yoo xamante ni léttu karaw la yoo xam ne dina oyof waaye itam dina leen mën a tax daal ba tàngoor wi di leen sonal dañ ci ànd ak i leeral ak Abdou Adama Sarr ci biir xabaar bu ca landee liggéeykat yu ñàkk solo yi la ñu jagleel tey laaj wu ñu jagleel li nga xam ne moom mooy article de la semaine ku ko bind sunu naataango di Abdoulaye Gadiaga Sarr moom nag def ci xët wu yaa sunu naataango la nekk ci l'observateur moom nag ñooñu nag di seen payoor daal di néew lool jafe-jafe yu tar la ñuy jànkonteel ay bés bu ne loolu nag dañ ci indi ci leeral ak El Hadj Malick Cissé laata njeextalu xabaar yi bu ca la ande kon mbokk loolu gën a fës ci xëtu xabaar yi nes kiis ñu ci faram-fàcce. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd bi ak ñun ci ITV xabaaru marax yi des koy tàmbali doon ko junjee ci ndorteel li tey yema ko fukki fan ak juróom ci weeru août di Assomption ñu gën ko xam ci 15 août waaye nag ren ji fête bi wuteeg lool yi fi doon am ay at ci ginnaaw ndax dafa yemook mbas mi ci Sénégal ba tax kon doxalin wi daal di ko soppi mu gën a yaatu jëm nañu nag dem ci jàngu yi waaye nag dañ ko daal di tëj ràpp ndax ñoom dañuy bañ dajaloo leeg yu ni mel dogal boobu lañ sax jël nañ ko bu yàgg waaye nag liñ ci mën a demee ko rek ñoom ñëpp kon ñu ngi seen biir kër yi daal di ko màggal ci seen njaboot waaye itam tàmbali ko julli ak i ñaan yoo xamante ne nag daal nañ ko fësal waaye nag firndeli ci diwaanu Baobab foofu nag askan ñoo xamante ne kon njabootu lëmb dañuy dund ak ñoom chrétien yi ak ñi nga xamante ni ñoo jullit yi loolu di dëggal lu ñu wala di firndel lu ñu dippee dialogue islamo-chrétien loole kon lu dëggu la ci biir réew mi ñoon ci leeral ak Abdourahmane Ly. gannaaw feetu Pâques ñi di waa jàngu bi ngi feete Assomption te xew amul dara amul ndax mbasum coronavirus bi communauté bi ñuy wax arbre de vie divine ngi fësal simplicité boobu muy mbas bu tëjlu église yi loolee waral ñaan yi ñu defee ko fii. En effet, habituellement, la communauté chrétienne la vie ensemble en communauté. dañu daje fii tey ñun ñëpp ngir màggal ak sagal bés bi nga xam ne dafa am dayo bu rëy ci suñu diine mag ak ndaw yëpp ñu daje fii ndax union ak xol yi bokk ak boole lu am solo la ci suñu bés bi moo tax ñu ñëw fii bërëb bi ñu daje nag di fi màggale 15 août bi ab communauté la mën nañ ko sax jàpp ci ne internat la ay ndaw rek ñoo fi nekk fii la ñu dëkk fii la ñu defee lépp moo tax ñu fekk leen fi ànd ak ñoom bungee leen ñu ànd rek màggal bésu 15 août bile. Des jeunes, des enfants que nous accueillons et qui partagent l'intégralité de notre vie. ñu ngi cité célibataire ba nekkee ca Baobab tey messe amul ngir Vincent Dorego même bu fekkee ni wutali ji woon na ca église ba bu mu fa demee nag ay ñaan dong la fa doon def ay ñaan yu tënku kon ci mesure barrière yi. waaw dem nañu def sunu chapelet def sunu ay kurus ñu koy waxee chapelet ci olof mooy kurus def sunu ay prière ndax tey Mariama bu sell bi moom tey bés bu màgg la ci moom. il y avait pas de messe il y avait une distraction. Dieynaba Sène ngi dëkk ci kër ñi nga xamante ni ñoo sant Dorego moom jullit la. nu mu solo te di ay nirole di firndeel déggoo bi am diggante jullit yi chrétien yi ci koñ bi muy ay jullit ak it ay chrétien yuy féete Assomption niki nu ñu féete woon Tabaski.
ay chrétien lañu man musulman la mais ay chrétien yu baax lañu waaw su seen fête ñëwee ñu bokk ko ak ñoom sama bés bu ñëwee tam ñu bokk ko ak ñun vraiment dañuy tabaski di 15 août di Pâques di Noël waaw sama jëkkër catholique la kii magam la frère am la. journée bu nar a neex te yàgg li ko waral di chrétien yi fas yéene nañu dund fête gu neex ak njaboot gi. Abdourahmane Ly jërëjëf ca marché Bignona bu Grand Yoff foofu nag dañuy jaayee ndawal li jëm ci li nga xam ne moom mooy mbaam xuux yi waaye nag liñ ci nemmeeku mooy ren ji amul yëngu-yëngu ndax mbas mi fa nekk ba tax kon jaaykat yi ne seen koom dafa wàññeeku bu baax a baax niki tey lañ fa demoon nemmeeku leen ñu ànd ci leeral ak reportage bu Ndeye Nancy Diop Diouf. 15 août di bés bi ñuy màggal Ascension wu Mariama yaayu Yesu Christ fii ci marché Bignona nekk ci xolu Grand Yoff ñi fiy yëngu ci njaayum yàpp mbaam yëg nañu bu baax njeexitalu mbas mi. feebar bi handicapé na nit ñi tellement client yaa ngi ñëw par compte-gouttes te année yi passé ca période bi nit ñi dañ fiy bëri tellement le 14 da daan bëri nit tellement ci la ñu daan gën a jaay ma fu mu nekk ni client yi ndànk-ndànk la ñuy ñëwee. 15 août tamit doon na bés bi nga xam ne sopp nañu ci famille bi di dajaloo waaye ren ji mel na ni loolu du mën a nekk. ñun dañuy faral di def fête bi ak famille bi yëpp sama doom papi yëpp ku nekk foo mënta nekk ñi nekk Kolda dañuy ñëw ñëpp ñu dajale def la grande famille ñu fêté mais bi yoon moom ak feebar bu mu nekk fii ci dëkk bi mënuñu ñëw ñun ñoom ñëpp. donc ñu ngi foofu dañuy def ku nekk nga toog sa gox toog sa kër nga fete ak ñi nga fa nekkal. ci bile marché nag bu ñenn ñi di jaay ndawal ña ca des ña nga ca wet ba di lakk ñenn ci ñoom di ñu xamal ni daan nañ wàccaale fukki junni par bés laata mbas mi di dugg. chaque 15 jours moom dañu doon jaay ba mbaam yàpp day manqué lakk yi tamit day dàkkante fourneau yëpp gis nga ko fu mu nekk ni tàkkuñu waaye bu njëkk moom liggéey bi da doon dox normal moom. des fois mën nañu wàccaale 50 000 sans dépendre bu client bëree dina ko ëpp. fu mu nekk nii de 25 000 sax jotaguma ko. mbasum coronavirus mu ngay wéy di yàq lu bari ci suñu dundin waaye ak lu ci mënti am rek suñu mbokk chrétien yi ñoom ñu ngi waajal bu baax bi le fête donte église yi ñu ngay wéy di teg seeni buntu loolu terewul suñu mbokk catholique yi danañu teewee messe yi ci xarale yu bees yi. Ndeye Nancy Diop Diouf jërëjëf ñu daal di àddu kon ci tolluwaay mbas mi ci réewum Sénégal ni ki tey ji kon lu toll ci ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn nit ñoo ñàkk seen bakkan ba mbas mi feeñee ci Sénégal loolu yemook ñaari fan ci weeru mars ak tey ji fanweer ak téeméer ak juróom-benn fukk ñoo am yees woppi Covid 19 bokk na ci juróom-ñeent fukk ak benn yoo xam ni ay cas communautaire la ñaar fukk ak ñaar ñoom ñoo ci wéer juróom fukk ak juróom-ñaar nekk kon ci sowtaas bu nu sukkandikoo ci kàddu yu bàyyi ko ci directeur de la prévention El Hadj Mamadou Ndiaye mi fësal ni ñeenti junni ak téeméer ak ñeent fukk ak ñett ñoo tëdd ci lalu hôpital yi ñu topp seen wàllu wér-gu-yaram ñu ànd ci leeral ci tolluwaay mbas mi ci Sénégal ak docteur El Hadj Mamadou Ndiaye directeur de la prévention mi yor kàddu gi tam ministère de la santé ak action sociale. ci junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn test yi ñu def téeméer ak juróom-benn fukk ñoo ci positif ci ñooñu positif am nañ ci juróom-benn fukk ak juróom-ñaar. cas contact mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci feebar bi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci ñaari cas importé mooy ñi nga xam ne ñu ngi jóge bitim réew te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass juróom-ñeent fukk ak benn ñoo ci cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu ku leen ko wàll ñooñu nag seen lim ni la tëddee Kër Massar am na ci juróom-ñett Saint-Louis am na ci juróom-ñett Dakar Plateau am na juróom-benn Liberté 5 am na juróom Ouakam am na ñeent Thiès am na ñeent Tivaouane am na ñeent Guédiawaye am ci ñett Mamel am ci ñett Mariste am na ci ñett Mbao am na ci ñett Tamba am na ci ñett Vélingara am ci ñett HLM am ñaar Kaolack am na ci ñaar Kolda am na ñaar
Médina am na ñaar Ñaari Tali am na ñaar Sacré-Cœur am na ñaar Sangalkam am na ñaar Touba am na ñaar Baobab am na ci benn Bignona am benn Cambérène am benn Dieuppeul am benn Diourbel am benn Fass am na benn Grand Yoff benn Kédougou benn Ouest Foire am na benn Oussouye am na benn Point E am na benn Pout am na benn Rufisque am na benn Yeumbeul am na benn ak Ziguinchor am na benn. ñaar fukk ak ñaar si malade yi ñu entré woon hôpital am nañu tan dinañu génn bésu tey bu ci yàlla àndee. juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ñu nga ci réanimation. ñaari malade ñoo ñàkk seen bakkan ci bésu démb ajjuma fukki fan ak ñeent ci weeru ut bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan. ñu dem ci banlieue bu Ndakaaru ak commune bu Pikine Est ñoom nag la ñu jógte mooy fexe jëmbat garab ngir rek seenub diwaan mën a verte loolu nag la ñu daal di jàpp rawatina nag kilifa yi ne nag lañ ci bëgg rek mooy fexe ba xaali yeeg lépp mu daal di verte ba tax ñu daal di sumb ab programme bu yees dippee ko commune verte lañ ci jublu rek mooy fexe itam xaali yeeg lépp ku di jëmbat garab ci diwaan ba loolu nag ne lañ ci soxla dëgg nag ak taxawu bàyyi ko rek ci soxna yi ak ndaw yi ngir loole kon ñu mën ko wóyal ci diwaan ba Mamadou Lamine Fati ci leeral. commune verte naam doonul lu bees waaye askan wi dëkkee ca Pikine Est ñoom jël nañ ko def ko seeni moomeel garab doon lu ñuy samp ci programme bi di suqali alam bile ci biir mairie bi. mu nekk initiative boo xam ne li ko tax a jóg mooy fexe ba gàncax yi ak garab ñu am place bi nga xam ne moom la war a am place dëgg-dëgg ci biir dëkk bi loolu nag boo gisee lu ko waral bëgg-bëggu askan wi la mais njiitu réew mi dafa wane yoon bi te comme que mooy sunu kilifa te nekk ci yoon bu baax ñun ñi ay ndawam nekk ci gox ya goxaan yi moom la mu joxe ci xalaat ak bëgg-bëgg ñun dañ caa war a jiitu ca jëf bi moo waral tey jii ñu ne nag nañu fexe ba fii suñu commune mu nekk première commune au Sénégal boo xam ne dañ koy déclarer une commune verte boo xam ne nii fépp foo xam ne nii ay doomu aadama dañ faa nekk war faa daje ñu fexe ba garab am fa mais mu bëri fa te ñu di ko toppatoo. xeex ba seen bokk moomeel bile doon bokk moomeel bu am gàncax bu am solo suñ ko bëggee sottil fokk ñu boole ci képp koo xam ne yaa ngi dëkkee ci biir commune gile. dañu bëgg a dem ba ci biir gox yi ak goxaan yi ci biir quartier yi dem ba ci délégué yi dem ba ci population yi ba famille bu nekk ñu fexe ba nga xam ne ni dañ la gunge jox la garab mais aussi ne la nag nga toppatoo ko pare ne la ko pour nga xam ne tey sénégalais bu nekk dina jàpp ne moom ci li ko war ci réewam jëmbat garab ak toppatoo ko ci def ci bokk. ngir ñu dundal programme gile ngir mu jëm ci kanam jigéen yi ak ndaw ñi le fokk ñu doon ñi nga xam ne ñoo gën a nekk ci mbir mi le loolu di gëm-gëmu kiy jiite Pikine Est. jigéen ñi macha allah seen taxawaay dafa mucc ayib ndax fii ñu ñëw nii tey dañ fay fekk ay jigéen ñoo xam ne ay jàmbaar lañ te ñu ngi doon góorgóorlu te bokk la si xëy na lii waral aussi choix wu ñëw fii parce que ñoo xam ne nii organisé woon nañu fexe di toppatoo école bi mais fexe créer fi ay pépinière yoo xam ne nii ñu ngi jëmbat ay garab di ci am ay activité muy màgg ñuy jaay di créer waat économie te loolu li ciy solo mooy day tax nga liggéey ci sa environnement. ngir aar alam bile ak xeex bépp dagg yu ñuy def ci garab yile fokk askan wi dugal ci loxoom bu baax a baax te ñu sukkandiku ci programme bi ñuy wax commune verte mu doon li nga xam ne dinañ yee askan gile ci lépp loo xam ne moo dem ci wàllum alam bile ci biir Pikine Est. Mamadou Lamine Fati di ko gërëm daal di àddu kon ci li nga xam ne moom mooy xemmeemteef ministère bu ñuy dénk wàllub culture ak équipement rural mooy juróom fukki junni ay xëy ci entreprise yu dëgg doom yi ak yu yamambaay yi ñu bëgg ko woon samp ci Sénégal wëngal këpp ci doonub Casamance dañ ko daal di tàmbalee Kolda Sédhiou ak Ziguinchor xemmeemteefam mooy mu law ci biir réew mi moom ministère bi ñu dénk wàllub culture wàllub mbay mi ak lépp lu jëm ci wàllu équipement rural Seydou Diatta lañ ci àndal ci leeral. koppor bu toll ci juróom-ñetti milliards ci suñu xaalis la ñu dajale ngir doxal projet bu ñuy duppe Proval di ab projet buy indi ay jéego ci wàllu ndox mi ak yaatal yëngu-yëngu ci wàllu mbay mi bu ñu sukkandiku ci mbébét jëwriñ bu ñu dénku wàllu mbay mi ko xalaat. Proval nag dafa nekk benn programme projet boo xam ne état du Sénégal moo ko sànc projet bi mu ngi dépendre ci ministère de l'agriculture et de l'équipement rural. alors ci wàllum région yi juróom-ñetti région lay intervenir Kolda ci la bokk donc liggéey bi dëgg mooy liggéey ci wàllum ceeb ci wàllum maraîchage ak ci wàllum aquaculture maanaam yarum jën
ak leneen. jafe-jafe ci wàllu ndox daanaka mooy wopp bu gox yu bari bokk loolee tax projet bu ñu namm amal ni ci diir juróom at daal di jur mbégte ak yaakaar gu rëy ci commune yu bari. ku ne xam ne ne si wàllu mbay si département man Yoro Foulah boo koy wax il faut nga tudd Buruku parce que gis nañ ne mooy commune bi nga xam ne moo ëpp lu ñu bay si région bi. moo tax ñu ne dinañ ko accueillir ndax mbay mi da nga war a bay noor bay nawet kon nag projet bu ñëwee pour loolu ñun dañ koy accueillir ànd ak moom parce que ñun loolu la ñu bëgg. li ci gën a am solo mooy que dafa nekk projet boo xam ne état bi dafa ne avant muy jeex il faut que ngeen mun a créer lu toll au moins 50 000 PME maanaam petite et moyenne entreprise donc rurale loolu lu agricole lu am solo la. beneen aspect bi nga xam ne war nañ ko jël en compte mooy que maîtrise de l'eau xam ngeen ne Sénégal dafa bëri ay ressources je pense que tey bu fekkee ne bëgg nañu développer war nañu mën a def l'accent encore davantage sur ces ressources en eau. ak mbas mi lompañee koom bi ci biir Sénégal wërngël këpp am nañu yaakaar ne projet bi dina bokk ci pas-pas yuy dooleel yëngu-yëngu yi jëm ci sukkali koom bi ci mim réew. Seydou Diatta jërëjëf coalition juddu ci chambre de commerce yi nekk ci Sénégal dippee seen bopp association wala collectif di kuréel ànd defaraat chambre de commerce ñoom nag danoo mer ndaxte nee nañu li nga xam ne moom mooy yoreen gi jëm ci chambre de commerce yi kon dafa jéggi dayoo yoreen gi baaxul ndax lu toll nag ci ñaari fukki milliards sunub xaalis la ñu daal di caxat-caxatee daal di ko kon jalgati loolu lépp kon la ñu daal di fësal ba tax ñuy samp ab kuréel bëgg nag état bu Sénégal jàpp ci ngir loolu lépp ñu war di ci indi joynti Maître El Hadji Diouf kenn la ci avocat kuréel googu ñuy tawli kàddoom ci micro Boubacar Dieng Moussa Fall. lu garaaw moom Sénégal ñëpp di pat ay doomu aadama yoo xam ne ñu ne ñoo jiite chambre de commerce Dakar bañ leen fale cour d'appel ne leen seen pal baaxul ñu dem cour suprême mu ne seen pal baaxul tey ñoom ñu nekk fii di ñooy jiite chambre de commerce ministre du commerce yi yëg ko xam ko loolu mën na fukki at gouverneur Dakar yëg ko di pat ñuy fal ay président ak ay vice président ñoo xam ni yoon nee na ñoom seen section dañoo annulé seen élection la nan la mën a amee ci réew moo xam ne dafa am yoon am gouvernement am ministre du commerce muy ministre tutelle bi nga xam ne moom moo ëmb chambre de commerce yi ñu ne pat ni mi di nangu ñu naan falaat nañu yeneen président yeneen bureau fu ñu ko teg kon li ñu àttee ci yoon kontatul yoon daal boo àttee di ko yor sànni fule ci mbalit mi yoon nee na ñi seen pal baaxul tey ñu naan président diw vice président diw lu war ñaar fukki milliards te fukki at yi ñu ne ko du riix lekk ko kenn du wax président xoolale xew ci chambre de commerce jaaxam yi rëy nga fa ñu ne ay fonctionnement ay 900 et quelques millions la ñuy fay pour salaire yi fu mu nekk mais lan xaalis bi war a investir pour développer l'économie jàppale opérateur économique yi loolu amul càcc wuruj moo fa nekk te ñu koy def ne ñooy président seen élection baaxul. ma leen koy junj ci ndortelu xabaar yi ak tàngoor wi ne fax ci Sénégal rawatina ci capitale bu Sénégal bii di Ndakaaru ba tax kon jigéen ñi soppi doxalin ñëw ci léttu yi léegi nag seen kawar la ñuy léttoo jël nañu ak greffage ak perruque yi kon dugal ko ci tiroir bi kon ndax soppite am ci tàngoor wi nag tax loolu lépp daal di am ndax jàpp nañu ni kon loolu rek mooy mën a am bu ko defee kon ñu mën a dund ci nag loo xam ne benn jafe duñu ko am jëm seen wàllub kawar ñu ànd ci leeral ak reportage bu Adama Sarr Cheikh Diop. ñoo ngi fii ci marché HLM mu nekk ab marché boo xamee ne jigéen ñu bari fi lañ taamu di ñëw ngir amal fi seeni njënd ci jamonoy tàngaay bi nga xamee ne nag moom la ñu nekk ñu bari ci ñoom dey lii di lëtt nag moo leen gënal def leneen lu dul moom. waa lett yi tresse la ñu gën a taamu comme yi ma lett ak ay écailles moom la ñu gën a taamu ay écailles ak ay tresse waa lettu karaw yi daal moo ñu arrangé. parce que man damay ñëw indaale sama greffage cheveux yëpp mais duma ko sax sol. tàngaay bi de man moom mèche rek laay létt man moom ay greffage yi seddaay laa koy def mais tàngaay moom damay préféré ay mèche wala ay tresse mais man moom mèche mooy sama préféré. tool ni comme dafa tàng kay tresse rek ngay létt fu mu toll doo mën teg greffage doo def dara tresse rek ngay létt ndax dafa tàng. tàngaay moom attunu ay greffage nga teg greffage di ko yendoo toute la journée tresse rek ngay léttu.
même bu fekkee ne sax moom ay greffage la teg ci bopp bi ki nga xamee ne moo di Yacine Diagne li ko gënal nag moo di ay lëttu. waaw dëgg yàlla tàngaay moom tresse moo ci dàq moom wala nga def sa mees oyof moo gën greffage bi waaw moo gën greffage bi moo gën perruque bi man greffage laa teg parce que moom gis nga mooy lool mais damaa def sama renversé baax ci biir su guddee rek dama koy dindi su ma wàccee rek dama koy dindi waaw tresse moo gën tresse ak mèche ñoo gën tàngaay mais perruque bi nii ak tàngaay bi nii dafay metti neexul de neexul xam na xale jigéen yoo xam ne sax moom dañuy wattu moom moo leen gënal tàngaay mais moom ñun moom man moom franchement man duma wattu moom waaw. lu jëm nag ci li nga xamee ne moom moo di njaayu xeetu produit yooyu le ñu su bëri day ñi koy jaay jàpp ne seeni bamba maaseegul donte sax lii di njëg bi taxu ko demee noonu. période tàngoor moom xam nga du dox mais yenn saa yi mooy loolu instant bi nii ndànk-ndànk lay dox quoi waaw ndànk-ndànk quoi day yot ma xam nga waaw mais yenn saa yi nga dal si jaay xam nga mooy loolu noonu. waaw am na ay façon ay bu saq bi ay bu liis beeg affaire yooyu noonu ay coupe carré xam nga lii mooy signal quoi li si kaw moo tudd afro waaw mooy loolu. waaw amul prix moom prix bu ñu neex la nga jaay mën nga jaay 4000 5000 affaire yooyu noonu 6000 xam nga mooy loolu daal prix bu ñu neex daal lañ koy jaay amul prix waaw ok. tàngaay bi di gën di tar jamono ji ñu nekk ñu bëri ci jigéen yi nag lank ne day duñ ko nangu ba tax nag ñu ci bëri ci ñoom def lii di lëtt ngir seen bopp gën a woyof mu leen gënal fuuf teg ay greffage wala leneen. Adama Sarr jërëjëf maa ngi ko junj ci ndortelu xabaar yi ak liggéey yu ñàkk solo yi am fii ci Sénégal ñu jagleel ko kon xëtu yaa ci article ay bés bi ak El Hadj Malick Cissé ki ko bind di Alioune di Abdoulaye Gadiaga Sarr sunu naataango bu l'observateur ñëwaat ci ñun ci ñoom nag ak seen jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ginnaaw ñàkkum payoor gi ak jafe-jafe yi nga xamante ni yëpp moo kon lëlu seen wagg loolu lépp ay jafe-jafe la ndax ci dolli kon ñoom i tamit kàddu yu ñagas léeg-léeg ñu koy daal di dégg seen liggéey bi. El Hadj Malick Cissé ak Moussa Fall ak Sidi Niang ci leeral. précarité ñu leen di yéex a fay seen salaire naka noonu harcèlement travailleurs journaliers yi ay jafe-jafe yu takkarnaase nañuy dund. li tax ma def enquête boobu bon ñu bëri samay xaritu lecteur ñu ngi naan dama jël défense travailleurs journaliers yi pour nekk seen avocat moo tax ma def papier bi. mais du loolu moo tax ma def ko vraiment parce que dama ko def pour def liggéeyu journaliste mooy ma dem ci terrain bi rencontrer travailleurs journalistes yi xool nan la ñuy liggéeyee ci seen bërëbu liggéeyukaay ak nan lañ leen di traité nan la seen employeurs yi di traité loolu moo taxoon ma def papier bi mais pas pour leneen. L'Obs amal si enquête ki bind bi la dossier ñëw tamit ci lépp lu jëm ci wàllum protection. naka noonu ñàkk fay daal yenn employeurs yi. loolu bëri na ci travail journalier yi parce que boo demee ci bërëb yi ñuy liggéey boo xoolee ñoom la plupart duñuy nekk en sécurité ñi leen di liggéeyloo duñ leen jox cër yi ñu leen war a jox comme yeneen liggéeykat yi parce que booy liggéeyloo nit ki yaakaar naa ne la moindre des choses nga jox ko sécurité. Surtout koo xam ne travail journalier la bu journée bi jeexee dañ ko war a fay xaalisam mais boo xoolee ñu bëri dañuy xaar ba à la fin du semaine wala même à la fin du mois pour fay liggéeykat yooyu alors que liggéeykat journalier moom chaque jour dañ ko war a fay su wàccee rek xaalisam dafa war a tegu ci loxoom mais du loolu moo am ci yenn sociétés yi. travailleurs journaliers yi indi ay seede yu am solo ñu ni lu gën a fës ci seen diggante ak seen employeurs yi bokk na ci lu jëm ci wàllum salaire ndax dañ jàpp ni seen salaire tekkiwul dara. témoignage yu bëri marqué nañ ma. liggéey bi demeewul noonu seen payoor demeewul noonu dañ leen di fay ay 2000 ba 2500 par jour. À la fin du mois dañuy retrouver avec 79 000 comme ça alors parfois sax kooku nee na ma dañ koy dagg
nee na man mois passé avant muy dem tabaski rek nga xam ne jamono boobu dépense day bëri nee na ma daggoon nañ ko ay 19 000 et quelque koo xam ne salaire yi 70 000 la yor tegoo ko ci condition yu baax liggéey bu muy def métti na amul yenn protection yi boo daggee ci salaire am 19 000 salaire boo xam ne chaque jour daf ko war a jot pour dem dundal njabootam soo ko defee rek après da nga koy sonal décret bi daane horaire journalier yi warul dépasser 8 heures de temps su fekkee ne profession agricole la nekk mais bu fekkee ne yeneen profession la nekk 6h40 la war a durer bu fekkee bu rombee loolu nag employeur bi daa war a rémunérer journalier bi daf ko war a fay temps bu mu ci yokk mais boo xoolee loolu yëpp amul ci yenn sociétés yi yaay comme exploitation entre guillemets lañ leen di def. décret numéro 70 189 bu ñaar fukki fan si weeru février atum 1970 mooy wax lépp lu jëm ci wàllum emploi wu liggéeykat bi li ni mel le inspecteur du travail bii di Ndiaga Ndiaye xamle suñu naataango. travail journalier loi bi daf leen protéger code du travail daf leen protéger mais ñoom ñu bëri xamuñu ko yaakaar na parce que boo jëlee travail journalier il est régi par le décret 70-180 du 20 février 1970 ci article premier décret bi ñu ngi naan travailleur journalier mooy ko xam ne dafa engagé benn liggéey boo xam ne ci ay heure la ko war a def wala ci journée waaw te journée bi bu jeexee dañ ko war a fay te temps boobu ñu ko jël waru ko ëpp ci la war a yem après saa yu wàccee dañ ko war a fay mais boo xoolee loolu yëpp respecté wuñ ko boo demee ci article 115 tamit ci code du travail foofu protéger nañ travailleur journalier bi parce que foofu permettre nañ travailleur journalier bi buñ ko joxee bu ko employeur bi yokkalee temps boo xam ne dafa romb temps réglementaire bi article boobu moo protéger journalier bi pour employeur bi fay ko xaalisam boobu nga xam ne ci temps bi la yokk boo demee ci article L69 bi tamit ci code du travail foofu tamit protéger na travailleurs journaliers yi comme yeneen travailleurs yi nekk ci yi am contrat wala leneen. travailleurs journaliers yi ni ñàqare ak tiis loolu ñuy dund saa su nekk ñu xamle ko ci page 4 ak 5 bu l'observateur ñu leen rek nañuy sàkku mooy seen nekkin gën a jàppandi. El Hadj Malick Cissé jërëjëf gërëm nañu leen mbokk yi loole moo laf làccu xabaaru marax yi gërëm ñëpp ñi ci jàpp mu daal di yemb rédaction bi jox leen dig daje 19h45 ci yaatal ak Oussama Monique Sagnan ci xabaar yi ci kàllaama nasaraan fii ak boobu ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf.